asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte di ñëwaat ci deuxième numéro en route vers les élections locales émission bi ngeen njëkkoon a seetaan nag dimanche passé ñu tegoon ko ci jaww ji at ñu bépp ñu ngi jaajëfal ñu nekk Italie Amérique tout ñëpp wax dëgg yàlla bu ñu ko dugalee ci net bi kenn ku ne wax dëgg yàlla woo nañu rafetlu émission boobu nag première édition la woon muy numéro 1 ñu dalaloon ci Honest Boy nga xam ni candidat la ci élection locale yi ñu jëm dëkk fii ci Hann ma defe nii damay dem ngay Njool wala ngay ma ni déedéet dama ko fay delloo muy fan muy koñ bi di Hann mu ñëwaat Hann ci beneen leader boo xam ni xam ngeen bu baax mën nga ko présenté ndax bu waxee bu nuyoo di ngeen ko xam mooy numéro 2 ci émission en route vers les élections émission bi nag ci télévision Khombole TV ngeen koy seetaanee waaye suñ fa jugee ñi nekk suñu yaay yi nga xam ni amuñu téléphone pour mën a dugg ci net bi jël ko sànni ci télé yi seen biir néeg yi waaye nag ñi nga xam ñoo nekk diaspora bi ak Amérique ak Italie Dakar ak Thiès ñoom ñu ngi koy seetaan seen téléphone ci Khombole TV réseau.com foofu bu ñu ko fa tàppee rek dinañ gis vidéo bi ñoom ñëpp ñu seetaan ko def seen commentaire wax seen xalaat ci émission bi ak seen appréciation naka la di gisee waxtaan bi ñun nag dañuy laaj moom muy tontu yéen waa Khombole yéenay juge yéenay càmbar wax ji question yi ak tontu bi ndax méngoo na yéen yéenay apprécier ñun nekkuñu lu dul di leen laajal li ngeen di wax wuru mandat si garab yi li ngeen di waxtaanee ci biir néeg yi ak seen bool leen di añ kenn ku ne naan diw candidat la kay leer loolu lépp nag la ñuy dajale laaj ko nag kan benn candidat mu indi ci ay tontu seen doom seen xarit yu Souleymane ngeen jàkkaarloo Khombole TV la gëj ngeen maa gis namoon naa leen ñëwaat nañu ko ci émission yi ndax nag élection locale élection la boo nga xam ni du ay fo ndax dëkk bi nag wax dëgg yàlla dëkk émission war nañ koo mën a xool nag waxtaane ko nag teg ko ci loxo yoo xam ne ëllëg wax dëgg yàlla dëkk bi ci boppam di Khombole dina ci gis boppam loolu moo tax ma ni daal bii moom dañ koy teel a tàmbali ñu jukki candidat yi Khombole xool ñan la ak kan la ñu soog leen a jox dëkk bi kon nag dañuy bàyyi soxna Mbëru Dieng mu nuyoo ak yéen nga moom mi nga xam ne mooy numéro 2 salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu waa Khombole nga yëkkati sa kàddu tuuti soxna. waaw ma ne maa ngi nuyu waa Khombole yëpp. waaw. nuyoo bi ma ciy jiital imaam yi dëkk bi yëpp. di ci teg kilifa yi diine yi. di ci teg kilifa yi aada yi. di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ci politique àndal ñoom aussi ci biir àdduna muy sama nijaay Magama Diaw mi toog sama nijaay Aliou Konté ndax ñoom ñooy sage parti socialiste ci sage la ñu bokk di nuyu jigéen ñi nga xamante ne su ma jógee ñu jóg su ma lu ma nekk ñu nekk ci ak man ñu teew fii tey ak man dama jëm waxtaan askan Khombole. mais bu nuyoo sëñ bi ndax di nga nuyu ñu lay seet. waaw maa ngi nuyu téléspectateurs yi tamit xam nga comme ci ñoom laa njëkk rek damay nuyu téléspectateurs yi may seetaan ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam nuyu naa Khombole lépp daal Souleymane ci gàttal. boo duggee boo doon def évaluation élection yi ñu génn ban évaluation élection yi nga xam ne mooy présidentielle nga bokkoon ci mouvement présidentiel yow tey boo doon évaluer ci Khombole noo koy nattee. man li ma koy nattee Souleymane maa ngi nuyu waa Benno Bokk Yaakaar bu ma àndaloon ci élection yooyu ngay wax macha allah ànd nañu dem nañu élection Benno bi gagné na. donc évaluation bi mënut a passé ne le Benno a gagné à Khombole waaw di rafetlu aussi liggéey bi nga xamante ne sama naataango yeneen parti yi ànd nañ ko ñun liggéey ko liggéey bu rafet kon macha allah yàlla may ñu ndam ci biir Khombole ma di ko sant yàlla. donc élection moom évaluation xëy na am na yeneen yu nekk ci biir mais nag ñun bu ñu toogee ñu ne élection bi passé te ñu gagné ko ñu mën lu félicité ñu ñu àndaloon di encouragé aussi opposition waaw donc loolu laa amoon ci li may wax ci élection. opposition bi da nga leen encouragé seen résultat moo baax wala parce que boo xoolee écart bi ci diggante mouvement présidentiel yi waa Benno ak waa opposition mais écart bi 200 et quelques voix la loolu ak leader yi ñuy tudd ñëpp ci Khombole. nan ngay jàngate loolu laa bëgg nga ñëwee ko vraiment nga du ci baram parce que bu ñu waxee Modou Dieng wax Lamine Gueye wax Honest Boy wax Pape Mboup wax Sëñ Mbacké Anne wax ñun ñëpp ànd ak Macky Sall opposition bi nekk fii ñi tudd sax ñoo xam ne nii yoon suukar banaana donc ñooñu ngeen rawee leen 200 et quelques voix mais loolu doy na waar loolu noonu la koy natte. non
sa appréciation. yow doy na waar ci yow mais ñun en tant que politique doyul waar ci ñun. si tax doyul waar mooy ne élection yi ñuy jógee raw gàddu 200 voix yooyu ñu rawee boo ko jëlee teg di teg ay ténor politique mais waroon na ëpp loolu effectivement ñun dañuy d'accord ne waroon na ëpp loolu mais quand même on a gagné il faut que ñu reconnaître que ñu gagné nañu naka la ñu gagné ak yan failles la ñu am ak fan la ñu perdre ak lan moo tax ñu perdre ko loolu diagnostic la boo xamante ne bi ñu paree def nañ suñu évaluation def suñu autocritique bopp xam li tax ñu perte quel lieu muy gën a rey wala li tax ñu xaw a faible fa feneen loolu après jàngat la mais li wérte wóor mooy ne ñun waa Benno quel que soit les ténors yi nga lim kenn ku ci nekk bay nga sa waar def nga la nga war a def opposition boobu ngay wax tamit ñun xeebuñu leen parce que li tax xeebuñu leen mooy waa xombal lañu fi la ñu dëkk ñun droit bi ñu am laaj askan wi ñoom noonu lañu amee droit laaj askan wi te li ñu bokk ak askan wi loolu lañu bokk ak askan wi te terewul yàlla may ñu ndam ñun donc ñu dañuy sant yàlla. mais yàlla mooy lépp parce que boo nee raw gàddu kay local la mais boobu pourcentage la présidentiel parce que tey suñu évalué li ngeen am yéen opposition bi évalué rawee na leen opposition bi leen raw 900 et quelques fois presque junni bi tuutee ko manqué boobu bu doon su projet pourcentage xam nga ni opposition bi loo ko nii d'accord nga loolu. d'accord naa mais attends. d'accord lu ma quelque part. fan ndax li ma d'accord lu mooy. bu ñu nee opposition réunie. opposition bu fekkoonte ne moom dafa ànd def bloc. def ni benn bokk yaakaar. waaw kon dañ naan l'opposition ànd. ok donc projet pourcentage élection bi mënut a dégg d'accord ku nekk sa pourcentage la aussi. opposition bi ku nekk sa pourcentage la. waaw mais d'accord benn bokk yaakaar ak pourcentage la. donc bu leen dajale yéen seen i pourcentage ci opposition bi. non élection bi moo tëddee noonu laa la. xam naa ne moo tëddee noonu. waaw élection bi moom moo laaj nii. au lieu ñu raw gàtt xam nga li raw gàtt mooy benn carte soo ko rawee rek jël nga lépp. loolu nekkuñ ci woon. bii pourcentage mais fi ñu nekkoon ñun tamit dynamique bi ma nekk. ba léegi mais 48% ngeen am. 48% yooyu ñun xeebuñu ko. gars yi am 54%. xam nga opposition na opposition réunie ngay wax. réunie mais réunir mais su ma nee opposition. non non loolu yéen xam nga ne opposition réunie. waaw bi résultat yi génn. dañuy soog a xool xam ne suñu àndoon. dañuy gañ te loolu c'était trop tard. ñun on parle des candidats. 5 candidats ñoo fi nekk. Macky Sall moo jël premier fi ci xom. coalition yi di topp ci. mais sa diggante ak deuxième bi 200 voix 200 et quelques voix. mais 200 et quelques voix yooyu même bu doon 100 voix même bu doon 100 voix dañu koy sant yàlla. ok mbokk yi ba tey yéen a ngi jàkkaarloo Khombole TV émission en route vers les élections locales ngeen suñu gan tey kenn la soxna Mbeury Dieng dégg ngeen waxtaan bi nag dañ doon def évaluation rek benn genre tàngalu la rek du dugg ci nag émission bi parce que boobu taxul woon dugg sax waaye ak tàngalu la parce que jour bi buy dugg ci remplaçant bu ñu koy jox pour mu dugg ci terrain faaw mu def échauffement. Ibou xam na li ma wax pour mën a dugg pour yaram mën a tàgg bu ñu ko joxee ban mën ko contrôler ci loolu laa nekk ak moom tey jour bi dañuy jàkkaarloo ak yow yaa jiite socialiste fii ci Khombole secrétaire général depuis kañ nga ko jiite. socialiste yi jiite naa ko depuis 2002. 2002 léegi ay at la ñu. ay at bien sûr. ba léegi nga taxaw ne doo ko bàyyi noonu nga mooy jàpp rek ni man daal du ma bàyyi loolu quoi mais kay nga koy bàyyi wala nga ko bëgg nga mooy bëgg. Souleymane non dañuy waxtaan dama bëgg nga wax ak waa Khombole aussi. waaw waa Khombole lay waxal. mais xam nga ne yow. li ngay wax yow sax gëmoo ko. parce que li tax gëmoo c'est une question damay répondre ci question bi nga ma posé léegi. mais tontu nag ne bu nit man ku ma xam ne du ma kuy moy. ah d'accord. pas socialiste. loolu waa Khombole. c'est un parti boo xamante ne très structuré. socialiste. ok. ku gis ni réew mi doxee léegi nii gis yeneen parti yi fi jaar. ak problème yi nga xamante ne moo am ci parti yépp. parti socialiste ba léegi ay structure am dañuy dox. ok ci structure yooyu nag ci lañ ma fi teg. ñi ma fi teg ñu ngi ak ñeneen ñi ñëw. tey bu ñu ma ne woon tey. xam nga ne avant may commencer émission bi. damaa toog ak ñoom. ak dinañ ñëw ci même ma ñëw rek damay ñëw parce que nga dugg ci biir parti socialiste dama lay leeral. dama dugg ci biir dama dugg toog ak ñoom à huis clos. waxtaan ak ñoom bu ñu d'accord woon ci li may def li ma ko def donc man mooy ñoom ñoo ma doyloo teg ma fi te fu ñu ma noppee ne ma kee moo ñu doy ma topp ci gannaaw ko. pare nga pour je suis prête. di nga wax dëgg nga. waaw ba ñu gëm parce que nag. mais sànq da nga ne ma li ku dul toppee kenn du la topp ah. ku dul toppee kenn du la topp. gënuma leen toppuma leen jàng gënuma leen judd. ok ñu jiital le jour où ñu ne ma yow kee lañ fay teg ba sóobu laaxi laa gi ne bu boobaa ma topp ci gannaaw bokk. ok ànd ak moom liggéey nañu ànd woon ak man liggéey. moom nga kon daal ñoom ñoo la fi teg ñoo la fi ñoo ma fi teg ñu baax. ñoo la fi teg ñoo la fi teg. waaw mais si socialiste dafa am dafa xar ñaar d'accord xar ñaar parce que fii bu ma xoolee
vraiment socialiste yi xombol léegi dafa am ba au niveau national mais xombol moo intéressé quoi. ay xalifis dañ fay nekkoon ci yow. yow Modou Dieng yaa jiite socialiste yi waaye ki toppoon ci yow kalaata na porte muy secteur général bu adjoint. sa responsable des jeunes kalaata porte responsable des jeunes filles kalaata porte mais bureau bi bu ñu xoolee jeex na ñëpp dem nañ ci xalifis bàyyi la fi yow ak bàyyi comme ni nga ko waxee bàyyi les sages là mais ba kañ yow bàyyi yéen a nekk ak maire rek. gisuma jeune bu nekk fii ku dul benn Ibou Ngom laa. li nga wax très sincèrement loolu bëgg naa indi ci ay leeral. jeunesse bi tey dañoo ñibbi fin aux vacances de l'année c'est des étudiants la majeure partie de l'année. ah jeunesse su socialiste socialiste. mais ki jiite jeunesse yi ñoom fii dafa cadre kon. mais attends d'accord xam nga structure lañu wax. waaw bu ñu nee structure. waaw mais diw yaa jiite jeunesse. waaw am na ko topp ci ñoom. waaw am na ko. parti socialiste chaise am dama sa vide. ok loolu laa bëgg ñu sóoraale loolu. du vide quoi du vide. dafa organisé wu. dafa organisé wu structuré wu ba nga xamante ne nii boo demee ka topp ci yow day ñëw topp. mais ñi dem dafa bari ah. ñi dem ay responsable rek dem. mais ay responsable la dem mais ñi dem dafa bari. ñëpp dem ci xalifis quoi les xalifis moom. attends man ñi ma xam ñi dem ci xalifis yow xëy na yaa ne dafa bari mais man jàpp naa ne bariwul. non 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 su ma waxee responsable des jeunes. les responsables des jeunes. des jeunes mais loolu mënul am. am na ñu topp ci moom. des jeunes filles boo nee des jeunes ba pare nag yaa ngi des ak paa yi c'est comme si tous les jeunes sont partis ak moom laaj ko nag dafa yóbbaale toute la jeunesse. waaw moom dinañ ko. voilà soo amee occasion loolu saa yow. yaa ngi seetal dina la laaj ndax ba muy dem dafa yóbbaale jeunesse bi yëpp. mi ngi seetal loolu laay woowee non mi ngi seetal mi ngi seetal. waaw loolu laay woowee jeunesse bi. mi ngi seetal. responsable des jeunes filles ndax ba muy dem dafa yóbbaale jeunes filles yëpp. ok. ki topp ci man. ndax moom rek moo toppoon ci man ndax. ñaata secrétaire général adjoint la ñu kenn moo ci dem nga ne chaise vide. parti socialiste dama lay wax te dama koy bamtuwaat. parti socialiste du mës a am politique bu chaise vide parce que noonu tëdd. moom xëy na parce que parti yëpp la noonu lay demee parti li problème bi am ci biir parti socialiste tam ci parti yëpp la am te xëy na évolution politique moo demee noonu mais ñoom aussi xalifi si yooyu ñëw mais samay xarit lañu samay frère lañu ñu samay rakk lañu ñu samay doom lañu ba léegi si xëy na point de vue la ñu am de divergence boo xamante ne bi mooy man damay toog ci racine parti bi ñoom ñu dem suivre Khalifa Sall mais leur famille naturelle fii Khalifa Sall boo dégloo ba ci dem ba Bamba Fall sorti bi mu def dafa ne Khalifa bu jógee prison directement maison du parti lay def. ah bon waaw. Bamba Fall est-ce que placé na ko. non non attends même bu placé wu pour wax ko aussi ku jege Khalifa Bamba Fall moom mais attends non mais placé ou pas. non non xam nga nit ñi li nu dégg rek la ñuy commenté. ok du dëgg. bu Bamba génnee ne Khalifa su génnee te Khalifa bu génnee maison du parti bi jëm si mën nga ko Bamba. yaa ngi rappelé ñun xam nañ loolu. yaa ngi rappelé kañ nga. kon defe naa ne du événement waa Khalifa si xombal yi. bañ a ñëwaat ci seen famille naturelle. ok te man aussi damay. appel du pied la wala. appel du pied. moom ngay def. moom lay def dama leen di wax ñoom ñu dellu si waat ci seen famille naturelle parce que fi lañ bokk. yaa ngi rappelé kañ nga gëj a toogoon. waaw une dernière réunion bu ñu fi def. ban la woon kañ yaa koy fàttali ban élection la. élection législative. non référendum oui ou non. non non si ci nga ni oui ngay def oui non. législative non ñu ngi seetaan. attends ñu ngi seetaan. ah législative kon am na ñoom yenn ci non ñoom. référendum. non référendum toog nañu. nga ni oui ñu ne non. ñoom ñu ne non ma ne leen bu ñu oui ak non boole. waaw ndax élection citoyenne kii la consultation citoyenne la woon. ok. man personnellement. ba ñu ko waxee dama leen ne carrément ku nekk am nga droit les 14 points yi nga teg. nga ne doy na ma wala mu ñàkk maa doy. donc loolu boolewul woon te yow leer na leen loolu boolewul woon. ah pourquoi booy wax ni leer na la. ah kay dina leer parce que nii seetaan dinañu wax mais. Gilles moom mënut a def émission te li nga wax nga ni leer na mais dana leer li tax nga rappelé parce que damay topp nit. waaw da nga ko topp. mais fii la ngay toppee. soo ko toppee lii ma lay wax da lay leer. bu dee da nga ko topp bu mu sës. waaw day leer. d'accord merci ba tey mbokk yi rek Modou Dieng ngeen di dégg rek question yaa ngi doon di dugg si nang nag Modou Dieng def nga ñaari yoon ci élection locale 2009 2014 décembre 2019 la ñuy jublu yàlla na ko fekkee tal nooy def da ngay daal di wax ak paa yi comme ngeen dem toog wala nan ngay def lan ngay waajal dafa am loo waajal wala candidat ngay doon ci élection yu jëm wala doo ko doon. waaw sa question toujours dafa am lu ciy revenir paa yi. mais pourquoi nga ma damay laaj. waaw dama ñëw soo ma nee da ngay ànd ak waa parti socialiste. parti socialiste ay jigéen la ay paa la ay jeunes. waaw kooku nag yaa koy leeral. donc maa koy leeral moo tax
sa question dama bëgg nga di ko cadré ci biir parti da ngay ànd ak parti socialiste dem. da ngay ànd ak socialiste voilà loolu laa préféré. voilà d'accord da ngay ànd ak socialiste da ngay ànd ak socialiste yi dem parce que ñoom ñoo ma jox feu vert. jox na la mandat. ñoo ma jox mandat ñoo ma jox feu vert. te je parle sous leur contrôle parce que ñu ngi toog. waaw parce que lii nag néewul ba néew ku ko deful rek ñi maanaam li nga def nii ay nit toog sa ginnaaw ay mag ay kilifa bàyyi sa dëkk et puis mbokk yi li may signalé mooy ñi ngeen gis ñu toog xam naa ne peut-être ñun ñëpp ñoo bokk dëkk xomb mais man dañoo bañ a xamante ñun ñëpp man dañoo xam ne kii fii la dëkk rek fii la dëkk mais dama gis waa ginnaaw raay gis fi waa Gandio gis fi dafa mel ni quartier bu ne daal am na responsable bu fi jógee ñëw dafa mel ni waajal nga sa émission bi. waaw du émission bi laa waajal Jules. réunion bi ma doon def laa waajal. d'accord parce que émission bi su fekkoon ne réunion ba ma doon def ñi dañ maa bloqué ne ma bu dem ci émission ba dama ko def. ok donc réunion ba laa waajal. waaw koñ bu ci nekk ku ne xam ne tey la dimanche. ci fin vacances la ñu nekk. te jigéen ñi ak xew-xew yi bari na jàng yi bari na. sunu koñ bi ñu ci bari ña ngay nelaw tax jàng yi ci lañ fanaan ba bët set. koñ bu nekk ma jël fa échantillon jël tête de pont ci benn koñ bu nekk indi la pour ñu toog waxtaan suñu paree nag su ko wootee réunion boo xamante ne nii day élargi. candidat ndax du sañu maa ñëw rek toog. candidat nga ñëw interroger ma may feeñ ci télé bi te waa parti CS naan lii kañ la ko def. man sañu ma loolu. waaw d'accord loolu lépp ci organisation la rek mais de toute façon mooy question bi nga tontu ko nag. candidat loolu doo candidat début di jël incha allah. Souleymane ma ñàkk nekk candidat jàpp naa ne mooy bett xom. non sama question rek. dinaa ñëw foofu laa jëm si ma ñàkk koo doon mooy bett xom wala sama candidat yi bett ko bett kenn. lu tax loolu. parce que dama yàgg ci langue politique yaa ma léegi ne dem naa 2009. waaw dem nga 2009 dem naa 2014. waaw mais damay dem 2019. yaa ngi fàttaliku 2009 kañ nga lan nga jëm. 2009 j'étais troisième. deuxième nga jëm. deuxième laa jëloon sa bopp. 2014. troisième voilà dama jàpp. topp ci Babacar ah. del maîtriser affaire yi dafa mel ni doo ko maîtriser. wala doo jël ndox. Souleymane man defe naa ne bu ma maîtriser wul ci élection yi fi maîtriser du. waaw deuxième mbokk yi deuxième la jëloon 2009. ak xam nga coalition bi nga dem. fàttali wala fàttali wàllu xomb. wàllu est-ce que waa xam wàllu mu nga wàllu. waaw ba tey dafa nga ñëw 2014 nga ne dekkal ngor. waaw. fee wàllu xombal la xombal nga doon tàkk nga bëgg nga wàllu. gars yi bañ ñu ne yow bëgguñu nga wàllu. keneen Babacar lañ bëgg mu wàllu. ñu ñëw 2014 ñu ngi leen. dekk leen ko ngor dafa màcc ko moment yooyu. waaw dama ne ngor dafa manqué parce que boo nee ngor dafa manqué da ngay. moment yooyu moment bi ñuy wax 2014. loolu wax la déggin nga laaj. xombal musul manqué musul manqué ngor. waaw lu tax nga def nit xombal musuñu manqué ngor. mais tur bi xëy na dafa am lu muy wund. dafa am lu muy wund te tur boobu ba léegi sax dafa valable ci jotaay bi ñu toog ndax ñi fi toog ñëpp ay gor la. ku fi toog daal loo ko. déedéet waxuma loolu de. non damay laaj dama ne la ñi fi toog am na ñoo xamante ne tooguñu fi te waroon nañu fee toog mais empêchement mu leen téye. ok mais ku xam parti socialiste fa mu jógee. ba fii mu toog. bu ci ay nit toogee ba heure bii ñuy toog di wax ñun mën na a wóor ñu koy def. waaw cela ne veut pas dire que nag ku ci bokkul doo ko xam nga day door rek def na waaye nag góor yi ma àndal la. coalition luy tudd bii ginnaaw bee wàllu la bii Demka bii 2014 dekkal ko bii di ñëw moom luy tudd. waaw bii di ñëw. incha allah bii di ñëw incha allah. nañu jàpp ne man candidat laa ñoo ngi ciy liggéey. exeegul te du ñëwagul doom bi juddoogul kenn du ko dagal boot. mais candidat nga la. candidat laa. moo di sa candidat dina garaaw ci aada bi. li koy garaawal moom. ah yow ba fi nekkee yow kese yaa ñaar ngeen woon. puis ñoom ñett nga am na ñaar lu la sëq ñaari candidat yu la sëq. maa jël engagement bi maa leen di tudd. maa leen di tudd di la laaj. yow Modou Dieng da ngaa nekk ci digg bi. collège booy nekk cette toile. nekk candidat bu bees am mouvement bu mag di doxal ñi ma nekk mu njëkk a samp ndëndëm ni candidat maire bi la so mi ngi sooy sëñ Bakar samp ndëndëm ni candidat ñaar ñi sëq la waaw soxna si yow ginnaaw kenn la sëqoon nga mënoo dem waaye ñaari bu la sëqee ndax di ngeen est-ce que loolu tiitul la. non man. tontu ci nag. en matière de politique amu ci tiitukaay. déet ñaar ñi la sëq ak ay boy la amuñ comme nag ba pare nag yëngal dëgg fi nag. ànd moom fi ne nii moom dafa mel ni sa base bi moom. gars yi laal da ngaa wax lu am solo. ñi nga lim ñëpp ànd nañu dëgg te ñi nga lim ñëpp samay doom lañu. say doom la. samay doom lañu. mais say kan mais ay waaw kan. d'accord dama lay wax rek xam nga dama laaj. waaw foofu laa jëm si. waaw allez-y. d'abord parce que boo nee àndal la ñu dëkk. waaw ma dëkk àndal. parce que am na lu ma bokk ak ñoom fii ci àndal. mais bokkuñu àndal kese. te politique attends ma ñëw.
donc bu ma nee la samay doom lañu te ñoom xam nañ ne samay doom lañu. politique nag dafay leneen am nañ 300 seen nëbë man man sax keneen génn de. opposition baa ngi ci indi Pape Ndeye Ndiaye. moo tax ma lay wax Pape Ndeye Ndiaye opposition bi. yow da nga lim ñaar. non dama lay jox rek. waaw d'accord dañuy waxtaan. mais xam nga da nga lim ñaar moo tax ma la doon dolli ne la. Pape Ndeye mën naa am. Pape Ndeye Ndiaye keneen ñëw dollee ko ci di doomu aadama. Pape Ndeye Ndiaye mais dama la bëgg a xamal aaneen gii ñu dëkk ku ne la nga mën ngay jël. ana compliqué na. waaw mën na compliqué. soxna si ana. d'accord naa mais dama ne ana gars yi war na la ndomba. dama ne la waruñu ma ndomba de. ah pardon allez-y kenn ku ci nekk da nga jóg ne da nga bëgg te am nga ci droit. aaneen du leen kenn lu nekk ko ne ci ñun ñëpp ay doomi aaneen la. mais benn koñ fi ñetti te kenn ku ci nekk mais aussi kenn ku ci nekk la nga moom ngay jël. naka moom la nga moom ngay jël. dina leen arrangé. waaw xam nga dinañu arrangé wala duñu arrangé yow ñooñu boo leen di tudd da ngay tudd aaneen man leader communal laa. ah ñoom non attends xam nga suñu nee aaneen c'est comme si sama lépp dama ko jël ñu ne aaneen mooy def dëgg la sama base la. ah ana sa base. sama base la loolu leer na. ana mu nekk sa base. fi laa juddoo fi gëj ngaa gañ a ana. mais. non gëj ngaa gañ a waaw ana. déglu ma kañ laa ko gëj a gañ aaneen benn yoon laa ko mos a perte ci élection. benn yoon 2014 boo xam ne benn la. 2014 nga perte. kese. yi sa jeu bi am de. dégg nga ma 2014 laa mos a perte ay élection ci année. soo xamee beneen ci sa mémoire ak sa gëstu nga rappelé ma. waaw mais bii moom dafa amoon ay moo tax ma ne la waaw tey d'accord naa mais dama ne la année sax dama ne la te 2014 ba may perte année deuxième laa jël. ba may perte ba may perte année ci te benn yoon moo deuxième te benn yoon laa perte. kon année sa base la. sama base loolu moom. c'est clair dëgg yàlla war nañu ko mën a nungul. donc boo jugee base am année. année la benn yoon la ko mos a parce que nit aussi nit lépp loo xamante ne lu muy def la. na ko tàmbalee ci ay bokkam. ku say mbokk jàppale wu àndoog say bopp nee na loo defoo ci bopp. mooy sa candidat bi est-ce que mais dama la bëgg a xamal dama la bëgg a xamal ne waaw bu aaneen passé. waaw man dama am yaa wax léegi ne kon bu nekk ñu jóge na. waaw gis naa ko fi kon nag lu ma gis naa wax moom laa la wax. donc man li ma lay wax rek man leader communal laa parce que dama diriger un parti. waaw moi je dirige un parti peut-être ce qui fait la différence entre avec les autres candidats. si waaw loolu sax. moi je dirige un parti politique. ok parti politique boobu tey ñoo ma autorisé tey pour ma toog fii di wax. ok donc sama mbir dama koy teg ci loolu te parti politique doo ma ne parti socialiste année de la tu comprends tu n'oses pas me le dire fii. non man damay laaj. voilà donc base loolu ngay wax bu ko focaliser ci année. ñoom am nañ droit. muy Serigne Mbacké muy Miguel Boy ku ci nekk am nga droit du leen ni kenn du nekk. c'est que booy yi ñu jógee moo garaaw ni soxna si maanaam yow. booy yi ñu jógee yow ba ngay jógee noonu mais loolu amoo woon bës boobu booy bës dëgg la ñoom ñoom ñaar. waaw xam nga man. léegi loolu problème surtout booy surtout honnête la xaw ma vraiment nekk dafa la jigéen te sa base la ci dindi lu bëri xaw ma ndax yëngu de mais macha allah booy bi mi ngi lay booy baa ngi wekk sa gars yi rek sa lien waaw d'accord loolu sa gis-gis la. ah nan tam rek. di nga ci xam dara xam nga maa ngi wax man daal li ma man. soxna yéen ñiy seetaan ñu dañuy laaj rek. Souleymane waaw te lii waa Xombal gépp ñu ngi koy waxtaanee. waa Xombal gépp ñu koy waxtaanee amul benn problème. Mbodj Dieng est-ce que doo am jafe-jafe parce que ñaar ñu ko séq. dama ne la ba élection yi nekk fa di opposition waa Pastef fi mais yow da ngaa problème année. année gii Pastef a ngi fii. même élection présidentielle Xombal gépp defoon nañu defee année parce que dañ ne opposition fi la ñu nekk. xam nga c'est non attends ma ñëw mais ñoom ñëpp ne woon nañu année day daan seen mbir yàlla année daan. mais nan ngeen def ba àggat ba. nu ñu mën di def essentiel ñun la ñuy def ba gagné. yow lañ bu plateau bi la ñuy. non man damay laaj rek. ah da nga may laaj def ba pour xuloo quoi. xuloo ma de man damay laaj xuloo ma de vraiment. mais dama bëgg li nga foo dama ne la année mi ngay booy la mu moom. man mënuma ca dara. mais man day nekk say nit laa loolu la ma bëgg a tontu dafa dindi say lieutenant yu bari. te man bu ñu xuusee boo weddee ma lay tuddal ay tur non dama lay tuddal ay tur non dama lay tuddal ay tur presque ñu de. non xam nga ni man dama am. yow kafa gi ci man lay tàggee loolu moom leer na la xam nga ne duma ragal. dama ne c'est que yow moom li ñuy faral di wax naan bu dee ñemee lu tàggee ragal. moo fi nekk. dindiw si benn jël ci benn. ma ne man sentir gu ma ña ma daan ànd ak démb ba démb ba léegi maa ngi ànd ak ñoom li nga sentir man sentir gu ma li nga gis gisagu ma ko donc mën ma ci wax. daal yow jàpp nga ni daal woo gu ma kenn ci ñi ma daan àndal mu ne ma déedéet maa ngi fële. gëm nga candidat bi gëm nga candidat bi gëm nga ko est-ce que gëm nga ko quoi est-ce que loolu bala nga sondage booy def nii rek pour nit ñi bañ laa fàtt parce que léegi dëgg doon ci way nag ñi gars yi nag ñooy sees ya
gars yi soxla maire bi je bëri ñoom ñëw di la seet si ñii ngi lay woo téléphone bëgg nga jàppale leen yow fan nga daal di jug rek taxaw ni leen candidat dafa mel ni leen a bëgg a wax ni leen li ngeen bëgg laa doon. waaw kon la bu gars yi seet si ma Souleymane kenn moo ci ma si ñëw seet si ma te bi mu ñëwee aussi jàpp na ne bi muy ñëw xam na ne man dinaa nekk candidat. donc dafa ma doon informer de sa candidature mais amul keneen. kan loolu. Serigne Mbacké. moom moom waxtaan ak man. dina man candidat. moom wax na loolu. wax na ma ko ñëw toog ma toog ma xamal ko ne ko man damay je dirige un parti. ok ñi ngi jëm ci ay échéances sama candidature ci kanam naa ko fës. wax nga ko loolu. naa ko lii. kon yóbbaale na yow. yóbbaale na loolu. ok keneen woowu la. keneen aussi woote bi du woote bi nañu ànd parce que booy wax keneen da ngay tudd tur muy médié boobu. non damay laaj. keneen kooku. lépp lu muy def. dina jël téléphone am woon. lépp lu muy def. waaw ne ma dama bëggoon def lii mais xam nga man tamit man day politique. maanaam yaay conseiller. non non pas conseiller. yaa wax dëgg. kilifaam laa. parce que papaam laa. politique amul ay kilifa. su amul kilifa moom def na ma kilifa. dafa bëgg chaise ma bëgg chaise. ah waaw mais su ma laajee. mais su ma woowee téléphone da nga wax dama laaj gars yi ñëw. waaw ma ne la gars yi ñëw. waaw nga ne ma woowuñu la téléphone. waaw ma wax ki may waxal téléphone lan laay waxal moom. kilifa la ma def parce que bàjjenam laa. waaw mais waxu ko la waxi ànd. non mosuñu toog. mais wax na la candidat la. wax na ma candidat. ok kon ñaar ñëpp wax na la. ñaar ñëpp wax nañu ma candidat. kon seq na la. voilà yow nga xëy ni candidat. ma xëy non man sax xam nga ñoom dama lay wax leen. affaire bi doy na xam nga Serigne Mbacké dafa bokk ci benn équipe municipale. boo xamante ni nii dafa éclaté. dafa éclaté. ah waaw parce que. yow yaa ma éclaté. éclaté ma ko dama. yow bokkoo ci bureau ba ñëpp ñu dafa éclaté. bokkuma ci bureau ba mais gis naa ne ay candidats yu bëri jóge nañu fi. déclaré wu nañu ci biir APR. keneen dama ne la bëri na candidats yu jóge. mais keneen enfin aw ma ko de manière officielle. ah d'accord. moo tax du ma avancé wu. kon ok naan diw candidat la bu ëllëgee mu taxaw ne. fan waxuma la ko. très bien donc man damay prudent ci li may. mais dama ne la ñoom. ku mel ne Mégay Boy. waaw wax na la mi ngi soog a wàcc si terrain politique. waaw ñoo ngi yëngatu ak yëglu moo leen wax. yëngatu ak yëglu. yëglu pour ñu xam ne ñu ngi fi. d'accord. Serigne Mbacké aussi même chose parce que benn moment dafa am fu mu àndoon kon moom bu nee candidat la il faut que mu démarqué wu yëngatu yëglu. mais kenn tiitul man nee naa la aw ma tiitukaay politique wax naa la te commencement. bëgg ñaar ñi kenn tiitul la quoi bu dee waxtaan rek quoi très sincèrement. su ma nee la aw ma tiitukaay politique nga continuer naan ma ñaar ñii ndax tiitalul la. waaw damay laaj parce que koñ bi tamit. dama ne la yow koñ bi dama ko di nga. Daaru Salaam Serigne jël na ko. sa parti bii mu honesté na ko. bi loo dese. xamaguñ ko quoi. c'est-à-dire vraiment li nga dese lañ bëgg a xam. c'est-à-dire li nga dese vraiment xam nga tamit bëgg a wane ni est-ce que ci yow it ñee dañuy wane ni dañuy yëglu pour ñu xam ni ñoo ngi fi parce que mosuñu ne fi de yow est-ce que du da ngay wane rek ni yaa ngi fi ba tey. maa ngi fi loolu ngay wane ni. maa ngi fi yaa ngi ba xam tey nañ ne maa ngi fi yow mi toog xam nga ne maa ngi fi. parce que di ma wax yow mi toog. parce que journaliste nga ci fu ne ngay def. waaw damay lijjanti comme maa ngi lijjanti yéen ñëpp nag maa ngi gëstu waaye nag li ma lay laaj maa ngi yow la conseil. dama ne la man mosuma jóg fi ma toog. yaa ngi toog rek. voilà suñuy wax ku gën a constante. fii ci xaw ma néew ma man la def. waaye ku ne benn digga ni yaa ma jël. ok soxna Modou léegi nag ñu avancé Ndougar nga candidat nga confirmé nga ko sa parti social ñoo la ngem ñoo la jox mandat wane na ko parce que ñu ngi toog sa ginnaaw fekk émission bi loolu leer na beneen bi mooy ginnaaw da ngaa bëgg chaise bi fii PAM mu toog moom rek ngay wax loolu rek moo la jox seen 5 ans. loolu du seen seen 5 ans yi seen 5 ans yi tey boo doon def évaluation bilan bi foofu moom xanaa nag mu tudd baaraam rek ndax dañu wax li nga soxla chaise ba nga soxla ka fa toogoon juróomi at yi nga joxoon tey boo doon noté loolu la ñu noté. waaw xam nga damay faral di wax ne ñoom 5 ans yi ñu def ci bokku mairie am nañ bilan bu ñu war a défendre ba am na ko lool. waaw ñoom ñooy défendre seen bilan. am boobu mooy défendre. waaw ñoom de c'est l'équipe municipale qui doit défendre le bilan. Qui est le président? L'équipe municipale Gilles. Mais qui est le président de l'équipe municipale? Souleymane. Ah mais réponds. Je pèse mes mots. Allez-y. L'équipe municipale doit défendre son bilan. D'accord. Allez-y. Qui est l'équipe municipale? Question. C'est le maire et ses adjoints. C'est l'équipe municipale qui doit défendre son bilan. Loolu dafa leer. Donc jarul insister ci yàgg kii l'équipe municipale. Seen bilan yi boo doon yow. En tant qu'opposant peut-être su ma ko doon xool tey jii gis naa ne peut-être ma ne def ñu fi daw parce que man du ma nii gis du ma koo xamante ne nii day ñëw def dara baaxul wala def fi daw. loolu fi def am na lu fi def li fi def mooy sapeurs-pompiers yi ñoo ko fi indi te dama leen koy nungu
te ñu ngi fi di liggéey bu mucc ay du dëgg. ça va bon bien. li ci des li topp ci sapeur yi lu mu doon c'est des travaux inachevés. commencé nañu fi ay centre benn centre commencé fi gaalu ceeb mais pare wu. donc man bilan bi fi ma koy teg mooy des travaux inachevés. xam nga li inachevé. waaw lu pare dara pare maanaam sax dara pare bu mais lu fi pare lan lañ fi inauguré boo fekkee inauguration lu bees luñ fi tabax nga wax. gendarmerie boo ko demee am na benn bâtiment bu ñu fa tabax defar li defar kàttan bi loolu aussi dëgg la quoi. waaw d'accord dama leen koy nuyu. non dañuy waxtaan. dama leen koy nuyu yow yaa ma wax ne ma wax la boobu def na inauguration wala def nañ ko tabax nañ fa benn bureau. waaw tabax nañ fa benn bureau. waaw mais bu xeeboo mais bu xeeboo. xam nga nee naa wala ay jéego la. dama ne la du ma nuyu xam nga ni si mooy la bu dikk ne dama am. ok inauguré nañ ko dama leen koy nungul. mais 5 ans yooyu boo leen ko noté loolu la ñu doon. 5 ans yi mën nañu noté laa wax. waaw maanaam c'est 20 sur 20 loolu la ñu doon. ñoom sur 20 waaw loolu la ñu doon. 20 sur 20. non non bu dee sur 20 waaw. bu dee sur 20 waaw. dinaa leen may neuf. ñi amul lu may quoi. ah neuf laa leen may def comme am na kon yow da nga bëgg ni. jàngalekat bi amul lu may jàngalekat 9 sur 20 nga leen di may. waaw neuf laa leen may. mais foo teg loolu quoi soxna Modou. ah waaw bu dee ay travaux dafa commencé te parewul xëy na yéene ji ëppoon na lii mais xam naa yàlla mooy yeggal xëy na la mu yéene woon yëpp yeggul tolof yi bëri na li war a egg eggul la ñu war a def defuñu ko ah mais mën naa leen a noté te neuf bi tamit largesse laa ko defee. ah bon waaw kon da ngaa ko bëggoon wàññi. mais sa largesse laa da nga yéen ci largesse laa leen ma yéen ci yéen man la mais Modou yow soxla nga. neuf soxla ma ñii li ñu def fii yëpp garage mais parewul dégg sapeur pompier dama ne la centre bi yëpp xoolal ñu fi defar de. dama ne la tali yi xoolal tali yi. tali yi dafa seen taal lamp yi peinture mel yooyu yëpp ñu def ko nga ni yow ay neuf nga leen di may. waaw tali yi defar nañ ko ci seen ay la bokk mais du ñoom ñoo ko defar tamit quel que soit ku ko démarché ak ku ko mën di diggee ak ku fa demoon waxtaan mais seen ay la. buñ ci déggoo ma ne la seen ay dama leen koy nungul. man samay wax dafa leer Souleymane soo ma dégloo rek. nit ki soo ko posé question da koy bàyyi mu répondre posé ma. dama ne la ci seen ay la xewee waaye nag man bu may félicité damay félicité Ndiogou Fama. muy Sidi Gaye muy doomi xombol te loolu yëpp mënoon ko ci dama fekk mais nag ku ay war sa moment dina leen ko banal ci seen ay la amee ñoom ñoo ko démarché ñoo demoon waxtaanee mais ki ko def moom wax dëgg yàlla mënta yem ak ñoom mention tamit demu xombol. su fekkoon ne beneen partenaire la boo xam ne du ko xombol ñu dem jëli ko mu ñëw defar loolu dama leen koy may parce que xaw ma ko wax. mais kii ma xam. mu dëkk xombol juddoo fi yaroo fi ne lu ma am bokk ak waa xombol yemul ci loolu rek. ma ngay miire armée bi te pare ko. moom Seydi Deme d'accord loolu tamit yaa ngi koy dañ koy jaare xam naa pour tàgg ko quoi. tàgg Seydi Deme waaw voilà. mais ku def dégg. dañ koy jaare waaw ku def dégg xam nga. d'accord léegi ginnaaw neuf nga leen yow bu la yàlla tegoon ci bopp mel soxla nga liggéey xëccoo ñu tàggal ko bànn bi ñu toog def xool situation bi sa premier chantier ci Xombol tey boo jëloon mel daal. waaw sama premier chantier defe naa ne salle des fêtes lay doon te loolu daf ma marqué ci élection benn bii ñu génn élection présidentielle yi benn bokk yaakaar ñuy ànd doon def ci maire yi ci département bi. on a fait les 12 communes du département. fu ñu ci dem salle ba ñuy accueillir da nga naan grand théâtre la. yéen foo leen accueillir seen. ñun fi ñu leen accueillir suñu siège yi ñu leen accueillir faute de salle. mooy fas yéene sare. gisuma ko fas mooy sa bëri fi ñu taxaw. foofu la. dama ne la suñu. foofu da la dem seen ngeen def seen ay. wala du foofu nee na tuuti. fii école Ousmane Mbaye nekkoon. waaw c'était une école lu ay fas nekkuñu fa woon gisuma koy fas gisuma koy charge. école la moo bi nga xamante ne nii dafa yore mouvement. moo ñu fay abal waa Benno bi daf ko contribution di ko ci sant di ko ci gërëm. mais duggoo ci biir dugguma ci wala ci biir quoi ci biti ngeen ci biir la ñu dugg parce que ca salle la ñu nekk ci biir salle la ñu nekk nekkuñu château d'eau. mais waa xaw ma ngay wax. xam nañu foofu la xam nañu château d'eau fa mu nekk ak fa nu nekkoon am na distance. ñun nekkuñu woon château d'eau kenn joteetu ca ndax dañu ko clôturé. charrette yi ñu ngi taxaw buntu kër yi doon fi ñu nekkoon ñun salle la
école la. foofu lañ ñu nekkoon mais man ba ñu réunion foofu ba pare. bi ma ànd ak la délégation laa wax. li ma frappé dans les autres mairies. mooy ay salles yoo xamante ne climatisées et bien équipées bu ñu recevoir macha allah je me suis dit que Khombole am na retard sur ce plan. donc loolu lu ñu war a gaawantu dabu ko la parce que c'est pas pour ay réunion politique yooyu tax ñu koy def mais Khombole dafa soxla salle boo xamante ne fu ay xale yu jógee war faa mën a dugg fu am mariage ci dëkk bi war faa mën a dem. orchestre buy tëgg war a mën a tëgg foofu tranquillement kuy def conférence religieuse mën nañu utiliser ko dafay ñëw rek toog loolu ñun dañ ko soxla. nga def ni salle de fête rek nga def ni salle de fête kese parce que dama laaj may énuméré parce que loolu dama ko dund moo tax mu nekk sama xol. stade bii. premier chantier la wax nga salle de fête. moom may kon moom la du yow yaay man maay diriger émission bi du yow yaay continuer wax kan. voilà léegi si premier chantier la wax. li ngay njëkk a def mooy salle de fête. deuxième stade. stade basket. stade bi. stade ba stade municipal. waaw yow stade municipal. municipal lay wax. mais waxoo ko ci. da nga ne stade taxaw bu ma neexee dina basket. ne su ma nee woon xale kaa ma yónnee stade directement municipal lay wax. ah d'accord allez-y donc su ma nee stade rek. dinañ xam fan lay. waaw pourquoi nga moom dafa la frappé. dafa ma frappé parce que ni ma gisee terrain bi ni mu accidenté relief bi. waaw football fa ci boppam sa jafe na. xam dem naa ay match final yi ma invité ma ñëw toog. si donc gis naa ne affaire bi conditions yooyu ñëw te lu mu gàtt bu dee gazon synthétique war na mën a am ci stade boobu ñu rénové waat ko defal ko ba mu baax. yow loolu am nga pexe. waaw am naa pexe ndax am naa ay partenaires yoo xamante ni ci loolu la ñuy yëngu. non ay partenaires wala partenaire nga gis dafa mel ni parce que boo waxee. am naa pexe gars yi xel yi am na fu mu dem. waaw dinañ dem. sama xel am na fu mu dem. sa xel dem rek foofa. boo est-ce que kooku nga bëgg a gàtt ci affaire yi. ba tey. pour mu defar waaw xam nga Khombole. lépp loo xamante ni nii xam ku ne xam ne le budget attanul lu bari. boo toogee ci plateau parce que dangaa bëgg siège chaise yu maire yi. tax nga ne ci budget bi dinaa ci def lii def ci lii def ci lii da ngay nax waa Khombole. am na loo xamante ne soo koy def ay partenaires kese. yow Mbadji est-ce que am nga pexe partenaire est-ce que am nga relation yow sa loxo guddul yow Thiès nga yëpp boo waxee xool département bi fi nga bokk foofu rek nga wax man gisul bu ma ngay dem ci kaw. mais man membre bureau politique parti socialiste la. waaw léegi gis nañ la sax ci télé bi. waaw bu ma dee membre instance bi gën a mag dafa def rek instance bi gën a mag dans un parti. mooy bureau politique te membre la. waaw d'accord non waxuma foofu sa. waaw mais non dama lay Thiès kay relation sa loxo. sama loxo. sa loxo sama loxo guddul dafa élastique. yow mi waaw guddul de sama loxo guddul mais élastique. élastique dafa grave da ngay xëcc rek ba kotog fu ngay bëgg mu yem fu ma bëgg mu yem fa lay. kon yow gëm nga ni daal. bu la jógee dëkk bi yow di ko génne ci fu mu nekk. waaw loolu day gëm naa. soxna Mbodj Dieng gars yi yaakaar sama loxo enseignant boo xam ne vraiment gars yi nee nañu enseignant est-ce que mën naa la dëkk bi gën enseignant wala yow loolu noo ci tontu. am na ñu koy wax am nañu tontu ci loolu. enseignant la mënut a yor dëkk bi yow noo tontu ci loolu. mais dëkk bi enseignant yor na ko. kan la Ousmane Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm. waaw non loolu. non attends ma ñëw xam nga dafa am déedéet may ma ñëw rek ma ñëw. lu bees la lu bees la ñu nekk mais lu bees aussi ci li màggat lañ koy jëlee. dëkk bi ku dul enseignant yor na. mu di am nga xam-xam yow dëkk bi. antum ji looy woowee xam-xam. non damay laaj man damay laaj rek. man bu ma waxee nga. waaw dama bëgg damay laaj am nga xam-xam yow dëkk bi wala déet xam nga bëgg naa dëkk bi yomb na mais yor ko jafe. may laaj ndax yow pare nga wax dëgg yàlla am nga ay bagages damay yebul Khombole. ba laaj ko 2009. te mënu ma ko yor. laaj ko 2014 mënu ma ko yor ba si 2019 di ko laaj. soo bëggee doo ma tànn soo bëggee man maay mel xam nga honneur bi am na ñoo honneur bi rek maay bu doon ndomba tànk. ñu jël photo dóor ko ca mairie bi. dama toog ak waa parti socialiste tey kon feneen la may fekk. fu mu lay fekk. su doon ndomba tànk rek lay woo. waaw kon gouvernement bu ñëw. te Abdoulaye Wade laa koy commencé. waaw maa ngi fi. déedéet non soxna si. non attends da nga ne dama tànk ngay wër. dama tànk ngay question la la dama ne la. man gaaw a man ku ma xam. dëgg gaaw mais nag pourquoi ngay gaaw. man gaaw ma mer de meruma de. yàlla seetlu na ne meruma mais dama ne la. wër ndomba tànk moo koy wër. xam naa fa ndomba tànk nekk. te mën nga ko fa. mën naa ko faa lijjanti mën naa ko jënd. lu tax dem ci yow. dafa am lu ma gën a lépp lu ma gën a ndomba tànk. xam nga dama ne la sànq bi ñu commencé ku ma gën a constante amul. waaw mais constante tey tekkoo ci benn ndomba tànk. ma ñëw d'accord. nekkoo ci député. nekkoo ci dara amoo ci dara. mais constante moom tamit jëlul dara. parce que bu fekkee da ngay constante te ñi nga nekkal. loolu la looloo tax na nga xam ne waruma ko. mais mais nekkuma ci ndomba tànk te terewul maa ngi toog. mais su ma doon woon ndomba tànk fi laa koy bàyyi def. ah mais soxna si. comme damay wuti ko. mais yàlla dafa dogal na. waaw mënoo ko fee bàyyi parce que yéen a yor nguur gi te yéen a ngi ci nguur gi sa parti bi ci nguur gi. non waroon ngaa mën a am dara ci kii bi. loolu
loolu jaay dama ne en tout cas li xew ci suñu coalition Benno Bokk Yaakaar dañuy toog Ousmane Tanor Dieng ñu koy wax. coalition moo bindoo loolu. non mais li xew ci élection. mais yow législative yi passé yow la ñu defoon sa tour. li xew mais la tax ñu wàccu ko. waaw loolu. ñàkk loxo bu gudd bi nga yàlla yow amoo loxo bu gudd yàlla loolu noonu muy dul Fatou Seye bii tubaatul lañ ko jox. Fatou Seye tubaatul bi ñu ko koy jox. naxe la yóbbu la màgg. borom réew noonu. mais yooyu loolu la naxe. non si Souleymane dama bëgg. sama xalaat laay wax quoi. mais sa xalaat kon ma bàyyi la nga def émission bi. allez-y li ma wax nii rek waaw xam nga waaw man waxuma mais boo ko waxee ngeen jaay leeral loolu damay bëgg soo ko waxee nga may ma ma tontu. su fekkente ne da nga koy tegale di ko wax ba du ma ca wax dara may tontu. waaw xam nga lan may gis. may naa la voilà may naa la une minute nga wax ci loolu bismillah. donc dama ne li xew élection 2012 ñun ñëpp ko dundandoo. man du ma ko ñuy neexal di ko yóbbu màkk avant ñu may jox billet màkk dem na màkk bi. ok billet màkk boobu la ko indi. waxuma man de xam nga ne xombal laay waxat mais yaa ma posé question bi. waaw damay laajal wax billet màkk boobu ngay wax ne xombal la koy wax la ko indi xëy na législative bi ci la bokk mais du question dañ ma neexal wala neexal parce que dañu ne bu ñu demee élection législative parti socialiste moom benn député APR moom benn. ok ñuy dox ci logique boobu. ba benn moment ñu laaj ñu suñu ay dossiers ñu yóbbu dossier bi ñu yóbboo dossier yi ministère de l'Intérieur li may wax je parle sous le contrôle de Ousmane Ndiaye di dëkk dem na waaye parmi ñi ma doon woo moom ca la ko man du waa parti socialiste ñoo ma woo di ma wax waa APR ci seen bopp surtout les partisans de Abdou Mbow à Thiès parce que nag man Thiès fee Thiès ba fa miin ñu miin ma fa lool ñoo may woo ne ma Siré Diala ak Buri taxul ma génn ci biti wax ak kenn ci taxul ma génn ne lii la wala laal ku ma wax ma ne leen yëgaguma ko officiellement xëy na loolu moo ma ca sori ba ñu dem am conférence ci chambre de commerce bu Thiès journaliste bi taxaw di ñu interroger ñoom groupe bi doon def conférence muy femme leader benn bi ma présenté au journal ok c'est la dame de Khombole du parti social c'est celle qu'on a remplacée avec madame Fatou Seye de Toubacouta. journaliste bi wax nii fa laa koy njëkk a dégg. ok bi ma ko déggee aussi ma ne ko qu'est-ce que vous dites monsieur ma ne ma non rien ma ne ko je suis au courant ma ne ko bon tu es au courant ma ne ko wax expliqué donc man loolu xam naa ko. waaw ñu changé nga xam loolu. maa ngi information te dafa benn réaction. soxla si non sama réaction bi moom kese fa ma ko war a waxee laa koy waxee. foo koy war a xam naa ko wax fu dul Ousmane Tanor Dieng nga xamante ne moom Ousmane Tanor Dieng ba nga nekk moom ba léegi vraiment gisuñu. dama ne sama réaction benn lu la jàppalee waaw xam nga gisuñu loolu. sama réaction fa ma ko war a waxee laa ko waxee. lañ ma ca expliqué aussi. loolu laa mën a jàpp non même bu ma doyul. te mu am ba pare. te fasuma yéene bouger fi ma toog. waaw loolu laa koy jàpp. yow da ngaa nar a yow daal day socialiste. bu moo ma gënal de su ma ko mënee am. si c'est possible. ak ñi nga ci dee waaw ba tey. sonn. waaw dajale nit ñi. mais. vraiment du nga jox benn nombre yi tànn. yàlla baax te ba tey quoi. pour man dafa jotagul lu jot yomb. lu jot yomb donc man li nga ma ne léegi ndombo tànk ngay wër ci chaise municipale bi. defe naa ne soo xoolee sama parcours bi mu nit kuy law ci xam nga yow. dama ne loolu moo wax léegi. dama ne est-ce que. nga ma wax est-ce que moom ngay wut du ndombo tànk ngay wut. waaw mais man amoo bagage bi man loolu ma intéressé woon. bagage intellectuel. waaw loolu damay bàyyi waa ko moom ñu jugé ko du ma ci wax. ok man na maa yor mairie wala mënu ma ko yor. bu tamit à vous de juger man duma toog fi naan leen maa ngi jiw nii laa mel def naa fi lii wax naa fi lii naa bàyyi bu dee benn bu baax bu ma def wala nu ma mel naa bàyyi ko ma waxal ma. est-ce que waa léegi bu bagage mais man ma ne ma tagg sama bopp. mais boo amee bagage. moyen parce que nag ci la élection boo amul ay moyens doo dem soxna si est-ce que am nga moyen pare nga pour dem. parce que looy wooyee mooy. xam nga ah yàgg naa dem élection ji. mais tey bu fekkee da ngay dem yow kese est-ce que yaa ngi préparé caution 5 millions. ah mais bu ci waree dañ koy def. est-ce que yaa ngi préparé le parrainage. bu ci waree dañ koy def yow yëpp nag dafa nekk ci mais parrainage ñun xam nañ ne élection locale yi. parrainage day am ñun xam nañ ne élection locale yi caution day am. waaw non est-ce que yaa ngi waajal loolu la. mais ku ko waajal parce que ku la dégg mooy bu la benn bokk yaakaar joxul jiitul rek yow da ngay dem sa carte da ngay nekk da ngay am da ngay ut sa nag dafa mel ni ma dégg laaw néew ma loolu mooy am ni ma dégg. ba léegi fi ma toog nii. waaw
je parle sous le contrôle des téléspectateurs yi may seetaan. waaw defe naa tudd gu ma bu ma benn mbokk yaakaar jiitalu. waaw dama dem sama bopp. waaw loolu maa ko wax. voilà loolu sama analyse la kooku yow la engagé. waaw li ma engagé actuellement nii xam nga lu mu doon. mooy candidat candidat moom nga daal. point. ah quelle que soit la situation. candidat la te je tends la main à tout le monde. comme ni la ko gars yi tànn comme ni la ko gars yi tànn. dégg li ma yow lañ njëkk a tànnal loxo te joxe woo sa bopp nga bëgg ñu joxe loxo. ñan ñoo ma tànnal loxo ci. yaa ko wax léegi. tànnal loxo mooy lan. ah mais ñaari candidat ñoom lay tàllal loxo même ci façon bi lu ko mën tàlle yow yëgal naa man damaa toog fànn ci télé. tàllal leen loxo. waaw ah ñëpp ka tàll. ñëpp laa tàllal kan ñëpp rek. mais am na ci ñoo soxla ak ñoo soxla. les forces vives de Khombole ndax dafa na jàpp ne Khombole actuellement egg na foo xamante ne soxla na doomam yëpp. doomam yëpp yëpp la sax. toutes les forces vives de Khombole. Modou Dieng laaj naa la bu nekkee sa premier chantier wax nga ma salle des fêtes wax nga ma deuxième.